studio bi di ñu seet si ñu mën ko wax ñun lan lañ fi nekkee salaamaaleykum auditeurs yi nga xam ni ñooy déglu émission bu mag boobu nga xam ni mooy le journal des faits divers xalaas yéen a ngi seen rajo 94.0 RFM la rajo leader donc ma ànd ci ak Mamadou Ndoye Bane ak Mamadou Mohamed Ndiaye waaye l'homme passe partout maa ngi lay nuyu di nuyu Abdoulaye Diop ak Aliou Li mi nga xam ni yoram nekku ci Aliou Ba mi nga xam ni yoram nekku ci tamit maa ngi koy nuyu Bane noo def. maa ngi lay ziar sama waa ji di la béggee bu baax a baax di ziar Mouhamed Ndiaye ma gis leen ku ne indi sa ay masque ngeen yor ko. non poussière bee taxoon. masque yi li ma ci jaaxal mooy fi masque yi jóge. masque yi de fi laa ko fekk. mais Chine lañ koy defaree de Chine. waaw ak fu ñu ko mënti defaree man de fi laa ko fekk rek. poussière bi moo bari yow mi démissionné woon nag. man de li ma wax dafa leer ba poussière bi wàññeeku yeewu naa gis poussière bi wàññeeku. wàññeekuwul de. waaw te man sax waxuma poussière bi Anne Émilie moo ma ne poussière bi daa wàññeeku. waaw yow daal saa yi ma ñëw. waaw baax na nuyu ziar ñëpp rek Ndiaye ñi ngi koy ziar di ziar ñiy déglu ñëpp yàlla na yàlla def jàmm ci réew mi def ko bitim réew yàlla na yàlla sénégalais yi am jàmm am ay xéwal am yu sutura waaw feebar bi ñuy dégg ci àdduna bi yàlla na ko yàlla saafara. waaw yàlla na ko yàlla saafara ko delloo ko fa mu jóge woon ba kenn du feebar. amiin surtout sénégalais yi ne bitim réew moom. ñëpp rek. waaw ñëpp rek. waaye gis nga doomi réew mi dañoo ne fu ne ci àdduna bi yàlla na leen yàlla muccal. yàlla na leen yàlla muccal. yàlla na leen yàlla muccal mboolem doomu aadama. amiin waaw. Ndiaye muccal Ndiaye. amiin waay. maa ngi lay siyaar sama waa ji Ndiaye. maa ngi lay delloo siyaar bu baax Ababacar maa ngi nuyu Mamadou Ndoye Bane. waaw. di nuyu suñu mbokki chrétien yi nga xam ne tey jii dañuy door. seen koor. lépp loo xam ne bëgg nañ ko ci rek yàlla nañ ko ci am. mu doon kooru jàmm ak salaam. koor bu sedd. ñu tegee ci diine. leen ko seen diine sante. te bu ñu demee ba ca cappaandaw la nag na woon fa woon rek bu ñu fàtte ci yooyu. ay yooyu ñuy séddale. ay ngalax. waaw dama teel a rang. seen i ngalax. dama teel a rang dama teel a ñoo neexi ngalax ñoo ci yéwén. waaw mais leneen lu am ne lu ma neex démb ci réew mi. mooy lan mooy mardi gras bi. non mardi gras bi toj na. damaa seetlu ne. waaw xam nga bu njëkk ba tubaab bi dañoo moom ba fépp. mardi gras boo yaa ngi ci ay Capitaine America. ay Princesse Sophia. mais mardi gras ay Spiderman mais mardi gras démb bi li ma gis. waaw lu leen ko yéen gone yi tendance. tendance bi ma gis ci gone yi. loolu jar naa jëmale kanam gis naa lu ne. loo koy lu ne gis nga ko. kiiriw ku sax gis naa ko. en tout cas maa ngi lay wax benn affaire boo xam ni mu am solo lool mais ñu recadré ko rek te loolu am na solo mooy xale bu ci sol sëñ Babacar Sy. di nga laajte kan mooy sëñ Babacar Sy. ñu wax la histoire kan mooy sëñ Babacar Sy. nga xam sëñ Babacar Sy. xam ni sa maam la xam ni lii ak lii la def. xale bu ci sol sëñ Mountakha di nga laajte donc loolu am na solo loolu xaw ma kan moo ko initié xaw ma ci kan moo créé loolu mais nañuy fexe. xale yi di leen gën a puusaat ci loolu quoi vraiment loolu moom am na solo et puis réew mi démb ñëpp a ci kontaan. nga xale buy toppandoo sëñ Babacar Sy radiyallahu taala anhu. maa nga ca yoon wax dina ko nangu. xale bu jóg solo ni sëñ Mountakha Mbacké yàlla guddal fanam. amiin solo xel dina ko nangu xam nga fu ma ko teg. mooy lu xale mënutoon a am ci Serigne Saliou. jafe na nit am ko fa. donc xale moom xale la. dëgg la waaw ñoom danañ leen ko nangul. moo tax doo ci dégg dara. déedéet. doo ci dégg dara nañ ko kii li nga wax nag dëgg la. nañu ko recadrer. ndax bu ñu bàyyee mu jàll. waaw di nga gis ku sol yëre kilifa toog fii di fecc. non taaje boon a tax may wax. taaje boon moom laay alerté. yéen la rek yéen animateur yéen ñu dugg moom. yéen mais daal en tout cas daal li am démb daal. ñëpp rafet cosaan. gis naa ci benn vidéo benn xale bu fecc ndëpp boo xamante ne ji. kooku moom namp na ci lébu gi. waaw yow tamit noonu la. tamit ku ci nekk sa cosaan ngay demee xaw ma fu mu dëkk. mais Ndiaye chaque mardi gras. ñi poussière bi mel démb. noonu lay mel chaque mardi gras. lan moo tax démb lu tax démb réew mi fu ne ñu ko fay waxtaanee ngelaw li poussière bi chaque mardi gras noonu lay mel. non mais poussière bi ba tey ji mi ngi fi mi ngi fi. waaw mais chaque mardi gras ñun loolu ñun ñëpp a koy wax. chaque mardi gras nii lay mel ngelaw day am ak yooyu donc ñun ñëpp xam nañ ko. waaw moo tax démb ñu tiit noonu. non ba jarul tiit tàmm nañ ko waaye tamit tàmm nañ ko. ba film nii. dégg naa même mardi gras démb bi am na élèves yu dem école di dërlu. abaale yu toppal. en tout cas ñu ngi leen di félicité ci. booy Ndiaye bi dara. non Ndiaye arrêté moo sori. ñi ngi leen di félicité ci mardi gras bi xale yi moom li ñu def vraiment c'est joli. c'est joli ñu doxal ma doolu sponsor yi nañu dem. loolooy Sénégal Ndiaye am na lu xew Air Sénégal. aéroport Blaise Diagne. aéroportu Diass. waaw am na lu fa xew dafa am démb ay passagers yoo xam ne. ni ñu ko waxee toll nañu ci 300 passagers. mer nañ de. waroon a embarqué démb. waaw
minuit et quart. waaw bari nañ nag. waaw. ba ñu duggee ci roppalaan bi. avion bi. waaw. ca leen wàccee ne avion bi daa am panne. waaw te dañ caa yàgg nañ ci biir de. noo taxawal bañ leen wàccee. waaw. ñu dugalaat leen ne leen dégg leen ba ñu duggaatee ñu wàccewaat leen ne avion bi daa am panne. waaw. ñi ngi leen convoqué woon 21h. maanaam 9h ci guddi. ba ni may waxee ak yow 9h30. waaw. roppalaan avion ba demul. bougé wul. waxuñu leen li ko téye. te nee nañu gisuñu ku leen mën a ginti. kenn wax leen dara. ñi ngi ci coono bu rëy déglul kenn ci passager yi. déglu 300 passagers dañu egsi fii à 9h du soir pour certains et d'autres même un peu plus tôt dañu egsi fii 9h du soir commencé embarquement bi en retard à pratiquement 1h du matin dañu del benn groupe di ko dugal ay avion bi après ñu arrêté embarquement bi di wax dafa am benn problème ñu toog 2 heures ci biti di xaar après ñu defaat embarquement bi dugga ci avion bi toog bu ma duggee ci avion bi il était 1h du matin bu ma génnee ci avion bi 5h du matin 4h di toog ci avion bi amul benn explication amul benn dara lu leer pour ñu xam fu ñuy dem lu ñuy def lu xew dara passagers yi commencé di mer commencé di yuuxu ba ñu débarqué ñu parce que on a constaté que dafa am benn problème de maintenance des xawma lan on n'a rien dit ñu génn avion bi je pense ay 4h du matin ba léegi il n'y a aucun responsable de Air Sénégal aucun chef d'escale kenn ñëwul wax ak nit yi dafa am ay pas ay xale ay personnes en chaise handicapées des gens malades jusqu'à là nous sommes devant le comptoir de Air Sénégal chef d'escale bi ce n'est pas un gars responsable c'est pas quelqu'un day jël responsabilité parce que ba léegi xamuñu fu ñuy dem xamuñu fu ñuy aw dañu loué ay bus chauffeur yu bus yi sax xamuñu ban hôtel la ñuy yóbbu passagers yi organisation bi non mais xam nga les gens ont honte nous sommes tous des Sénégalais yëpp ay waa Dakar ay waa Sénégal di bëgg a jël suñu compagnie nationale mais kenn waxul ak ñun depuis 9h du soir xoolal léegi ban heure la jot ba amul kenn bosu Air Sénégal ñëw na wax ak ñun donc on a fait un blocus ici ci wetu entrée bi parce que bëgguñu bàyyi kenn mu voyager on n'a que cette solution pour faire le que quelqu'un vienne nous parler. Fa waroon départ minuit 15 5h du matin on était encore ci avion bi passagers yi sax ñoo manifester pour gagner parce qu'on n'en pouvait plus ak pendant 4 heures de temps amul kenn ku wax ak ñun commandant de bord sax dafa wax xëy na benn yoon waaye on est en train de maintenir xawma maintenance après ñu il faut ñu débarquer leen on nous débarque dans un aéroport ni eau ni à manger kenn mënul julli kenn mënul def dara mais xam nga nag même nag ñoom moo ñu gën wallahi lazim même les bœufs c'est mieux que nous en ce moment avion bi yëpp dafa débarqué amul benn passager ku dem 300 passagers ñu ngi Dakar nous sommes ici devant le comptoir de Air Sénégal ba léegi maa ngi wax ak yow chef d'escale bi gisuñu ko benn explication amuñu ñun amuñu xuloo amuñu problème mais nañu considérer nit comme léegi nag ñoom ñi nekk aéroport loolee doon seen problème mooy gis ku ñu waxal ci kilifa yu compagnie Air Sénégal ñun ñiit loolu mooy suñu problème moo tax déggu leen version responsable yu compagnie bi dëgg de la wax ñu ngi leen di ñaan nag buñ mënee wax ci rajo yi bon wax ci rajo yi sax yàqi wax la buñ mënee wax ci rajo bi ñëw ci rajo bi wax ñun ñu ngi leen di déglu waaw ñu wax passager yi foofa lan moo leen téye comme ça ñoom it buñ ko mënee muñ ko buñ ko mënu muñ ñu dellu seeni kër waaw ñu delloo leen seen xaalis ñu jëli parce que wax dëgg yàlla nit ñi duñ toog jënd ay avion def yi yëpp ba pare c'est que ñun problème mu communication lañ am maanaam wax bu neex mooy li nekkul yoon nag du yoon kii li mu wax nii nit billet avion mu jënd billet am heure vol am na ñoo xam ne urgence lañ doon dem di lijjanti ji am na ñoo xam ne dañu feebar war a dem faju ji noonu gis nga ñooñu ñëpp toog empêchement day am leen loo xam ne mais na am kenn ku ñëw ne leen lii ak lii la ouais ñu nangu ko mais bu fekkee ka war a wax moom maîtriser wul situation ba sax day compliqué yaa ça aussi entreprise yu bëri ñu ngi ci réew mi mënuñoo dox xam nga lu tax dañuy jël mbir jox ko ku ko mënul dañ leen a tooñ dañ leen a tooñ de Njaay dañ leen a tooñ de
xam nga réew moom da ngay waaru. xam nga nag jas daa sori ku fa dox doxum ñaxtu moom da nga dox ba toog kenn du la yëg. waaw mais nag liñ leen teg moom teguñu ko fenn de. war na am ay sanction de. non man d'accord naa avion bu paan mënut a dem. waaw parce que tey maari di Italie bu demoon leneen fekk ko ca leneen la ñuy wax. non du jóg sax nag. yaa ngi dégg waaw na mais na am ku génn wax ak ñoom. mais nañ leen wax ni li moo xew ni leen mën leen dem ñëw leen dugg fii. waaw wala ñu jël leen damay gis ni compagnie yu mag yi dañ lay jël yóbbu la hôtel toppatoo la le temps que ñuy régler problème bi waaye nga ni yàcc kenn amoo koo waxal. aéroport bi nga xam ne tey jii nekkul ci dëkk bi. c'est pas loolu. nee na ñëpp daal prioriser consommation locale. waaw préférence nationale. waaw te ñoom seen jëmi bopp li leen war defuñu ko. waaw dañuy publicité bu bon la sax pour ñoom nañu wax ak nit ñi. defuñu lu rafet de. voilà nañu wax ak nit ñi da nga leen di respecté soo yoree ay client da nga leen di respecté jox leen cër. le client héros de ki ñun ca Mali. client bi jënd kew mbaa guro mbaa cuub ñun de waaw. yaa nga Mali noonu lañ lay woowee ñun. yaa nga Mali waaw ñun de ana kooku ñu bloqué woon amul ku ñu bloqué woon aéroport dégg naa muy saaga sunu institution yi rek. kooka la xam nga waa ji ni mu tudd sax mooy kooku rek waa jooju di kaas rek moom. kan la. xam nga nan Seba waa ji xam nga nan Seba. waa jooju Kimi Seba. daa ñëwoon. c'est que dañu war a bàyyi di jël di jël nit. dafa ñëwoon bu duggul ba waroon a dugg. ci dafa ñëwoon fii ci réew mi. waaw ñu ni ko doo dugg. nga nag ñun. ma pare man gis naa benn vidéo am démb yàq na sunu autorité ak sunu institution. yeeg ñun bi muy ñëw fekk na ñuy préparé abasso bi ñun. fii nii sax am na ñoo xam ni xaw ma lan sax boole waalenti na ci sax ay Futurs Médias mais moom daal xam naa ne daal jaax na sa te puis da ngay gis dafay am ay supporters nag. moom. nit day ñëw fii dëkkoo ci dëkk bi saaga suñu institution saaga suñu ay kilifa ba pare ami supporters c'est vraiment dommage. c'est vraiment dommage. mooy ngóor si fi taaloon xaalis bi. waaw moom la waaw. moom fan mooy seen gars yi dañ koy jàppale de damaa xam fu mu dëkk. léegi nag dañuy wut ñun tamit kenn béninois la d'origine. ñun tamit mais daf béninois d'origine. mais français la. waaw da nga naan France waaw. bàyyi leen France français yi dañoo nangam yow yaa ngi yor passeport France. baan lii rek la problème bi mooy. bis bu ne yaa nga France. boo feebaree fajuri France. soo feebaree fajuri France yor passeport. bu la Afrique xajootul ñu delloo la France. waaw ba pare nga ñëw fii dañu tànqal. voilà yow passeport France nga yor xaalisu France di làkk français sa làkku dëkk sax déggoo ko. boo jógee ñun nañ bàyyi France. nan ko boole yow nga dëkk France. nan yónni benn boy moom waroon nañ ko laaj ndax dina làkk wala gon wala mina wala xeet yooyu ñuy làkk bene. dama ni muy làkkee France Macron munu ko. ba pare nee na nañ bàyyi France. man soo ma nee bàyyi wolof yi kay du ma dem sax Sénégal. bàyyil jàmbur chaque jour nga dégg force frappe France dégage. nañ fi na France dégagé mais ñi naan France nañ dégagé nañ bàyyi France. nañ jël suñu booy yi ruube booy yi. jël ci benn booy yóbbu ko ba aéroport benn mu taxaw ne ko benn noix yaa ngi noonu acca. est-ce que dina dem benn sax. gars yi man daal soo ma nee damaa bañ wolof yi. du ma làkk wolof. mais amul solo de. su fekkee dama naan leen bàyyi leen wolof yi du ma làkk wolof te du ma dem dëkk bu wolof ya ne waaye bàyyi leen français yi te bisu ne yaa ngi France am passeport France yor xaalisu France dàqal làkk français yi français après naan bàyyi leen France. baan daal ñun ñoo ni pays teranga ku ñëw ñu yaatal la ubbil la moom ba mu fi ñëwee wax la muy wax egsiwul ci réew mi ba mu demee terewul journaliste yi ngi bind ba tey ñu ngay liggéey ba tey ñu ngi continuer suñu liggéey. c'est que man je ne peux pas comprendre un étranger ñëw Sénégal di saaga suñu institution yi suñu kilifa yi gars yi di ko tàccu sénégalais yi di ko tàccu. ban sénégalais ko tàccu. mais yow dugal réseaux sociaux yi gars yi dañ koy tàccu dig naan koy yaa ko yor ak nangam ak naan man d'accord naa yow ki ne sénégalais le sénégalais. yi nekk fii di kaas nangam. yor si moom di kaas. maanaam ci réew mi ni muy doxeek yooyu man ànd naa ci loolu. am réew ñii dañ naan wii ñii ni non ñu xam nga ñu koy gérer mais un étranger buy ñëw saaga suñu institution yi saaga suñu kilifa yi dem yoonam les nit ñi di ko tàccu. koy di laajal ci kenn jàffakoli mi fa mbogo woon delloo. nan dem. nan doxal moom dañ koo bogo woon di. ñun suñu kilifa yi am nañ fulla de xanaa kay nit ku nekk mën ngaa toog fu la neex wax fu la neex rek waaye ñun am nañ fulla de bu ñu kii ci aéroport bi dañ koy yemale dañoo nekk ci réew moo xam ne da ngay def lu ñuy weng am supporter soo dee wax lu bon di def lu bon da ngay am ay supporter soo dee def lu baax dañ lay écraser loolu mooy Sénégal nañ dem rek Njaay nañ dox noonu rek. bàyyi jàmbur kii bi Seba deful dara. mais tamit sax turu yow mi sax. mais tamit wa nga mën a indi fii problème mu ni ñuy wax éco beeg CFA beeg yooyu ñu xool lan la kimi di kaas ak ñun la moo ci suñu intérêt. ak loo mënti kaas amoo droit di takk taal junni boo xam ne nit a ngi xëy suba 1 an di lijjanti pour am. benn loolu moom réewande la. voilà c'est ça fu mu ko teg ne réewande la. nit a ngi lijjanti sama junni gis-gis pendant 1 an mënu koo am. yow nga téye ko di ko taal pour lan.
doxalal bàyyil junni. alors Passepartout nee na nga tëj sujet boobu. ñu dem ci leneen. c'est un minable. Il est très minable. Il a insulté. waaw d'accord mais suñu institution yi. mais non peut-être il a ses raisons. il est plus que minable. mais Bane yow kii da la saaga. non du saaga imina xam nga luy minable. minable mooy yambar. waxuma luy minable ak yooyu de waxuma luy minable ak yooyu de ma ne mais kii daa wax si tur yow. man xaw ma turam sax. nan doxal ay ca nan doxal c'est trop minable. ba nañu insisté kay. fu ñu jëm sax. yow laa koy laaj kay. Ndiaye xale bi yaam mooy day wër yaayam benn tubaab ba ñëw takk ko ba pare di sëy ak moom. sëy ak moom wala sëy ak moom. sëy ak moom. ok les deux déglu. bi ma nekkee xale dañ ma sama def ma bàyyi woon ci sama kër maam nekkoon Gambie dafa sëy bi mu nekkee Gambie dafa sëy bàyyi ba. yaayam. waa ji dafa ñëw fii takk ko. tubaab bi. waaw tubaab bi. waaw takk ko depuis bi mu ko takkee ba léegi. ca la dem gisatu ko. maanaam tubaab bi dafa takk ndaw si Sénégal. waaw ànd ak moom dem bitim réew. waaw ndaw si bi muy dem. am na benn doom. benn doom. bu góor Mouhamed Aïdara la xale bi tudd. bu góor. waaw mu bàyyi ko fi. léegi xale boobu. waaw moo amatul benn nouvelle ci yaayam. benn nouvelle. léegi kan ngay dégg ni xale bi. xale bu góor bi waaw jox ñu. sama yaay moo disparaît depuis 2005 la disparaît dafa marié avec un Suisse jot nañ am doom bu jigéen bu tudd Fina Ñebergal la tudd dafa marié ak benn Suisse bi Castel la tudd Castel Ñebergal man maay seul doomam fii comme mooy doomam maay taawam bu góor bu nekk fii Sénégal sama yaay Aïssatou Aïdara la tudd mu ngi juddu 73 juddu waaw léegi tamit depuis 2005 lañ gëj a am ay nouvelle am ci moom déggatuñ ko amatuñu benn nouvelle ci moom on a perdu tout contact ci moom léegi jaaxle nañ trop dem nañ fu ne wër nañ fu ne dem nañ ministère des affaires étrangères dem naa ambassade Suisse mu ci dara xam nga waaw ci moo tax may laaj ndimbal daal ku xam ku ko gis foofu rek wala nga xam am nouvelle ci moom rek nga dimbali ma te yàlla tax bon parce que man mi doomam man may waxee yow ni es bi métti na trop ci man et puis yaayam nelawatul kër gi daal famille bi te moo nekkoon suñu soutien de famille daal métti na trop métti boo xamante ne fu mu ne nii weeru koor bi passé weeru koor bu daaw jëkkëram woo na ma Suisse bi ci boppam woo na ma ba ma woowee daf ma def appel vidéo messenger na man ma xool ko mu appel vidéo ma ne ko na xàmmee nga ma mu ne ma xàmmee naa la bu baax ma ne ko léegi ana sama yaay mu ne ma sa yaay mu ngi si jàmm ma ne ko nan laa def ba gis ko passe ma ko mu ne ma sa yaay divorcé na depuis 5 ans 5 years ma ne ko ok am problème léegi nan laa mën a def pour am contact am ci moom mu ne ma bàyyi bi suba parce que bi dëkk ñu maag moom ma ne ko ok léegi doo ma dimbalee rek ngir yàlla nga jox ma contact am ma woo ko mu ne ma bàyyi bi suba dinaa dem këram dinaa ko contacter naa ko expliquer na ko sa doom mu ngi lay laaj ma ne ko amul problème ma bàyyi ba demee lendemain bi ma toog di ko déglu ba même heure ma def ko signe waaju bloqué ma le gars il m'a bloqué yor naa papier mariage am yu ñu marié ñoom ñaar ñëpp yor naa élément yoo xamante ne bon yoo xamante ne sont des éléments clés quoi pour wane ne carrément ils se sont mariés ak ville bu ñu nekk yëpp ñu ngi nekk ci Berlingen benn ville dans la commune suisse quoi Berlingen la tudd métti na trop daal ñun lekkatuñu naawatuñ te mënuñu nelaw sans nit koo xamante ne xamatoo amatoo ay nouvelle te moo nekkoon suñu soutien de famille waaw man doomam man maay wax man Mouhamed laa tudd Mouhamed Aïdara man maay taawam bu góor amul benn solution boo xamante ne est bi am naa ko quoi jëkkëru sama yaay bi allemand Suisse la Suisse waa ji ba mu bloqué ci laa xam ne kon bon waa ji il veut pas coopérer il veut pas que ma dégg sama yaay wala j'entends les années passent depuis 2005 2006 ba 2007 ba léegi nii may wax yéen amuñu nouvelle am ci moom ba léegi nii dem naa fu ne jaxle naa tamit métti na trop quoi. dégg nga yaay ji xam naa ne nag su ko déggee daal na xam ni doom ji fii sonn na lool waaw fu ne dugg na fa fu ne doom ji dugg na fa pour di wër yaayam waaw fu ne même famille bi te parce que moom moo leen yoroon waaw
dugg ni ci Facebook bi ba gis ci jëkkëru yaay ja waxanteeg moom ba ni ko jëkkër yaay ni ko tas naa ak sa yaay. ëpp na wax. waaw mu ni ko su subaa dinaa la dinaa la paas sa yaay ci suba ga booy bi contacté waat ko waa ji bloqué ko. est-ce que yaay jaa ngi dund. xaw ma de yéeme na daal lu doy waar la kon boog. nañ toog déglu fii ak fan ba xam ban information lañ ciy mujjee am. wax na turu yaay ji. ma ne ko nañ toog déglu fii ak fan ba xam ban information. Ndiaye waxoon naa la fi temps yii passé benn femme boo xam ni toog na presque 15 ans xaw ma 10 ans di drogué wu. waaw drogué wu du toxum yàmbaa de da daan jàmm. maanaam ay cocaïne injonction am na ñu koy woowee. ay cocaïne nag ay yu foor yooyu. la daan jëfandikoo. waxtaan nañ ci nam la ko ci dugal. ba nam ca génne aw faram la yoroon far yu ab musicien la woon mu daan dem ci fan daan répété ak yooyu day jékki-jékki daal du dégg dara mu leen waaye yéen lu tax dama leen di dégg ba yàgg du ma dégg dara maintenant boobu gars yi faram yi dañ daan jëfandoo mbir yi mu ciy dañ kumpa ba gars yi ñamal ko ci ñamalaat ko ci mu jigi mu dàq leen a ñam ba accro dem na ba nee na suñ amul xaalis far wi amul xaalis moom day dem jaay boppam pour mu dem uti affaire yi pour ñu mën a jëfandikoo. Allahu akbar. ndaw si ci boppam moom lañ seeti li ci gën a garaaw waaj a takku ko ñu dem ba ca kanam ba mu ci waree génn nag fa mu dem doon fajoo fa la gis beneen waay boo xam ne ñoom ñaar ñoo bokk feebar ay drogué lañu woon. ñoom ñaar ginnaaw dañ ci bëgg a génn ñu àndandoo xeex boo génn ci takkante ñooy sëy fi mu nii. erreur la de. lan mooy erreur. loolu ñu def. wéer nañ ñoom ñaar. da tey. xam nga kii. man xam nga. xabaar jox naa la sa gannaaw fa. dama maanu de Abdoulaye Diop. déglu benn la waay. après ma ko siy sonal di ko laaj mu ne ma danga dem Kumba. sa day Kumba moo tax tey dinaa la wax lan lañ doon def. xam nga benn jour ma toog si néegam mu génne benn mel ni genre pip tama lañ koy wax daal. tama pip waaw pip. waaw moom lañ naan tama. voilà moom la ñuy wax tama si biir bi. mu génne lu mel ni genre pep ceeb yooyu. waaw loolu la ñuy wooyee cocaïne crack. cocaïne crack. waaw boobu yow mosoo tux cigarette. boobu daan naa tux cigarette. mais j'étais une débutante si cigarette bi. donc mu ne ma tey dinaa la wan li def dangaa leen kumpa. si la génnee loolu def mu ne ma dangay jël nga def xaar nga xëcca nga nag bul génne sa xaar bi nag après nga wax ma li ngay yëg lan la. ma dem ma essayé ko. mais au début ça me disait rien. donc chaque jour su ma ñëwee rek mu jox ma chaque jour su ma ñëwee rek mu jox ma ba ma dem ba addicté. ba nga dem ba tàmm ko. ma dem ba tàmm ko. moom moo ma doon ravitailler ak tout mu dem ba nga xam ne moom tamit mënatul. mënatul mu dem. mooy sa copain bi waaw mooy sama copain bi. léegi mu jékki-jékki na ma sa kër sa yaay amul ay or yooyu affaire yooyu nga andi ko. mu ne mooy laaj amul ay or. waaw ma ne ko loolu pour lan. mu ne ma dama ngi ni bëggoo toog xanaa ma ne ko si bëgg naa. ma ne ko man du ma def loolu. mais jëm naa tànte xool mais kon da nga daan toog ba mel ni moom da nga dem toog ba nga daan di ko namm. voilà affaire bi noonu la lay def nag boo demee ba nga xam ne yow produit bi dugg na ci yow rek carrément loolu la ñuy wooyee addiction. donc tu es devenu dépendant du produit waaw loolu la. chaque jour est-ce que say parents xamoon nañ ko. non samay parents nag xamuñu ko woon. parce que man dama daan découché. dama doon ñëw taas sama kër. daan ma ko fanaan. donc un beau jour samay parents woo nañ ma. ne ma qu'est-ce qui est dañ ko bëgg dee. ci bien des fois taas. des fois da ngay doo fanaan ci kër gi. lan la. ma ne pap dara affaire yooyu xam nga. taas donc ñuy dem ba sama benn sœur découvrir benn tama. tama almet lañ koy am na boo xam ne almet lañ koy utiliser daal. tama waaw. voilà c'est ça. donc ñu gis ko sama bagage jox ko sama papa denc ko coulement. un bon jour mu woo ma ne ma lii la la. waaw. xam nga donc mu ne ma donc tu es un drogue. donc man soo ma nga xam ne man xale yi dañ ma bëggoon. suñu kër ba ci xale yi koñ ba. mais xale yi kër ga léegi su may wax ak ñoom bu ñuy xeex ma leen di jéem a ranger sax. mais sama papa ne
c'est fascinant. Il n'y a rien à leur dire. Qui est un drogué de prostituée. C'est pas papa. Son propre papa. Donc, stigmatisation la. donc c'est rejeté boobu moo tax nga gën cee dugg. maanaam ni mu la koy waxee dafay dal. waaw dafay dal ay dëkkandoo si koñ sax bu ñuy dugg. nee na c'est un drogué ki bu leen wax ak moom c'est un drogué. samay dëkkandoo samay famille yaay ñëpp ku ñëw mu ne leen c'est un drogué prostitué. waaw ñuy jégalu ci sonore bi ni mu mel noonu. mais Ndiaye bi li ko papa ji rejeté noonu naan ko drogué nga prostitué nga di ko wax ci biir diggu kër gi ci kanamu xale yi ak ci mbedd mi ak dëkkandoo yi looloo tax xale bu jigéen bi gën a nag dugg ci affaire yi. ah waaw excuse. waaw maanaam xam nga tey ji sa papa mën na nekk drogué mais ni ko papa ji rejeté noonu. te jàppalewu ko pour génne ko ci. su amul wéeruwaay. waaye déet ban day yomb ba max. ñi may ànd ak yow bari na mais foofu mu ànduma ak yow. waaw papa ji jàppale wu ko ngir génne ko ci moo ko dugal. déedéet. waa ci xam nga tey déedéet non xam nga tey ji sa doom su nekkee ci dara rafetlu wuloo ko mais am na noo koy rejeté day gën a dugg ci kàmb gi. ban waaw. nit daal lu mu ñaaw boo ko doon tuddal ab ñaawam du ko tax a rafet. loolu leen tuddee loolu en français. ah laaj ko tubaab yi man ngaabu laa dëkk yeex yi. maanaam nit nekk ci dara nga rejeté ko. waaw xam nga tey jii du nit du nekk ci ak mbon rek nga rejeté ko totalement. mais ban lan moo tax muy dem ci ak mbon. voilà ci nit ku ñu yar. xam nga tey am na parents yoo xam ne dañuy décourager seen doom dañuy jur doom fañ ko war a jure. seen bésu ngénte lañ ca daj ngir teral ko. dugg ci seenum njàng seen àdduna yépp des ca. ñu sacrifié wu. nga am yaakaar ci ni kii su màggee. déjà ba muy doon xale sax dañ la koy bàkke. kii mooy préféré am kii la bëgg kii la jàpp. gis nga kooku bu devier jàdd tuuti rek. da ngay découragé. te xam nga fan la problème bi nekk. parent bi mooy li parent bi wax mooy. waaw ay stigmatisation ba nga doon laaj. voilà d'accord moom la ko def bu fekkoonte ne. waaw booy bi daa gis baay bi di drogué wu mu topp ci. mën nañoo jam papa ci. bu fekkoonte ne dafa màgg gis yaayam di drogué wala muy tux yàmbaa mu nekk ci. mais moom déjà première infraction bi mooy benn faram la àndal. waaw première infraction. waaw. deuxième bi mooy far bi dugal ko ci dorog. waaw. troisième bi muy ñëw fii di dal papa. déedéet dalul papa ci. dañu moom la fekk moom boobu xale la. erreur de jeunesse la def. nit la dafa juum. waaw papa ji. xam na ni doom mi ngi ci naka sudul noonu mais bu ko rejeté man bo sama gis-gis am na noo koy rejeté totalement day dugg ci kàmb gi. moom est-ce que bi mu commencé drogué wu premier jour bi mu drogué wu bi mu ñibbisee seen kër wax na papa ni ko nag tey damaa juum dama demoon seeti sama far bi mu ñamal ma drogue te man loolu bëgguma ko ñam vraiment loo ma ci mën a dimbali ma jël waaw nit boo xamul feebaram nan nga koy dimbali papa ji nag idée mën naa nekk ne du ma lijjanti sama àdduna ba toll fi ma toll lépp rafet lépp set ñu respecté ma may topp doom joo xam ni fi ñu toll ni mën naa ni à moitié passé na à côté ma koy topp ba sama àdduna ak sama li nga xam sama image di am ñu ko wax dara fi mu nekk nii moom nañu wax ak papa moom bi mu njëkkee ñam dafa doon ñëw ni ko papa nag tey ñam na déedéet tey déedéet néew ma man balaa meewu ma papa ji de balaa meewu ma papa ji xam naa ne deuxième élément bi suba nga koy am mais balaa meewu ma papa ji. ba melul ne bi njëkk a jàll rek. dinañ ko defaraat mais Ndiaye balaa meewu ma papa ji mais tey jii parents yi sa doom mën naa nekk ci naka su dul noonu d'accord su dóor jotee da ngay dóor su xas jotee da ngay xas mais su conseil jotee da ngay conseiller mais doo ko téye ci kanamu rakkam moom muy taaw mu ngi def naka su dul noonu ci kanamu rakkam nga koy toroxal. ci mbedd mi ci dëkkandoo yi nga koy toroxal loolu day tax. nit ñi da ci am ñoo xam ne. waaw. bu dara nekkee seen bopp. waaw. dindi bopp bee gën a yomb dindi la ca nekk. léegi lu papaam waroon a def ni mu papaam def noonu la. ah dégguma papa mais moom mënoon naa waxtaan ak papaam. waaw ne ko papa maa ngi ñam loo xam ni. est-ce que papa ji may na ko fu mu waxtaanee. mu forcé ko ñetti wax yii bu ci dóor sa doom mukk. waaw. waxi caga. waaw. waxi drogué. waaw ak waxi góor jigéen. waaw. luñ la wax nekkul ci ñoom. waaw dëgg la. boo déggoon papa ji di nga xam nooy doxalee. waaw mais comme déggoo papa ji. waaw moom la ñu dégg. d'accord mu drogué wu ba bàyyi. non waaw. ñëw toog fi naan ni ma sam papa doon jañaxee. non toogul man maa dem ci moom. waaw man maa ko wax loolu du ñëwul pour wax. yow sax sa élément bi déjà leeru xaw ma ci yan vap nga vibe. non man maa dem ba ca bërëb ba. yow ni nga arrêté non man maa dem ça veut dire que tu n'étais pas lucide. bu fekkee baan yow lii yaa da ngeen may tuumaal léegi. léegi yow kon lim bi nga doon lim léegi boole leen ci seen bopp. baan daal dama lay wax benn affaire ñu ngi may tuumaal de. situation yu mel nii. situation yu mel nii est-ce que ndaw si waxul ba ngeen màndi. situation yu mel nii moom bu subaa laa lay wax situation yu mel nii bu amee fan la ñuy wéeru.